koy jox borom mi xam-xam ñun dinañ leen taxawu ñooñu moo xam cabinet lañu moo xam fu ñu mën a jëlee expertise bi danañ leen taxawu ba ñu def ko bu ñu defee ba noppi dinañ ko saytu ba xam ne li ñu bëggoon loolu plan directeur bi def na teewal na ko solution yi teew na bu du doon nag loo xam ne dañ koy étudier rek teg nii phase urgence bi amee te ci ndimbalu suñ borom buñ génnee màggal gi ak jàmm deuxième phase bi mooy continuation bi di amee noonu itam la ñuy taxawoo ba plan directeur boobu ñu mën cee dox mais plan directeur bi nag état daf ci am ni mu amee ci lépp obligation Touba Ca Kanam du bàyyi moo xam ci xalaat yi moo xam ci saytu bi moo xam ci accompagnement bi mais état dafa am obligation fu ay sénégalais ne loo xam ne jotewul sax ak ngëm-ngëm ay sénégalais lañu di citoyen rek état dafa am obligation taxawu ci seeni yitte loolu état daf ci am obligation boo xam ne comité bii nga xam ne mooy comité de pilotage ci wàllu assainissement ak yeneen domaines yi loolu dinañ ci joxe xalaat ànd ci kilifa yu dëkk bi ba ni état war a taxawoo dëkk bi ñu teg ko ci xam-xam du doon rek ñu ñëw rek dégg ne def nañ projet sàngam wala gas nañ bërëb sàngam te kenn du xam ndax ndox mi war nañ koo mën a dajale ba di ko jëfandikoo maraîchage mën na cee génn mbayum noor mu yaatoo yaatu mën na ci génn waaw dundal ay jën ba dëkk bi di ko jëfandikoo mën na cee génn ak yu baree bare mën na cee génn kon xalaat bu yaatu la ak démarche bu yaatu la di daal moo doon introduction bi ma jox kàddu Daouda Wilane mu joxe ay éléments ci plan d'urgence bi ak benn aperçu ci deuxième phase bi bu ñu jógee ci plan d'urgence bi su nuppee ñu jox sëñ Ibrahima Diack kàddu mu melal li ñuy wax plan directeur buñ ko leeralul nit ñi ci benn aspect mooy comme ni ñu liggéeyee Shell point boobu ñu def ba xayma ndox mi ba xam ñaata ndox fay génn ak yooyu mu leeral loolu bu defee ëllëg bu ñuy wax nit ñi plan directeur dinañ xam-xam bi nu muy doxee ak lu muy jur ak lu muy jariñ bu ñu ko jëfandikoo kon sëñ daaw de bismillah bismillahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim maa ngi nuyu Touba Ca Kanam jaaree ko ci kilifa gi sëñ Abibu Mbàkke ak mboolem ñi nekk ci ginnaawam di waxtaan rek ay kàddu ci li sëriñ Aliou Dieng wax introduire ko li nga xam ne ñoom mooy suñu taxawaay ci doxalinu Touba Ca Kanam ak fii mu toll ni ko suñu Abdoulaye waxee suñu Abdoulaye Lo nga xam ne si njëlbeen ba léegi commission bi ñuy wax étude et contrôle te mu mel ni tey moom moo ñu dajale fii tey comme ni ko yeneen commission amee ci Touba Ca Kanam comme ni ñu ko xamee nga xam ne commission boo xam ne moom ak commission réalisation bokk na ci yi nga xam ne day commission boo xam ne moom ak commission réalisation bokk na ci yi nga xam ne daanaka ci la ñu gën a soxlaa ay boroom xam-xam ci wàllu moo xam li jiitu mooy saytu gi balaa ñu koy amal ak bu ñu demee ba koy réaliser taxawaay biñ ci war a am ci noonu nag kon comme ni ko suñu Aliou Dieng waxee di jiitu lépp mu mel ni dañoo dëgmal màggal te yaakaar naa ci màggalu daaw la tàmbalee nga xam ne Touba Ca Kanam ci yéeneem ak seeni pas-pas nga xam ne li ñuy laaj murid yi dañ koy bëgg di ko dugal foo xam ne donte dëkk bi moom li ñu fa def bëri na lool waaye muy cible yi nga xam ne moo ci ëpp solo mu tàmbali ko foofu ba ba ñuy yeggee si ni ñu amee yéene lépp loo xamante ni préoccupation la ci biir dëkk bi Touba Ca Kanam prendre ko en charge ci loolu
lu jiitu ñaar wala ñetti weer bi ñu dëgmalee màggal gi ginnaaw bi ñu ci amee ndigalu kilifa dëkk bi di sëñ Mouhamadou Mountakha ñu koy ñaanal mu yàgg fi lool te wér taxaw jéem ci melal dëkk bi noo xam ne ku ne xam na ne bu ñu tuddee màggal ne mooy événement bi gën a dajale mbooloo mën nañ sax génn cadre Sénégal te ku wax loolu bu fekkoon dëkk bi laaj na defar ngir jëmmi bis boobu kese comme ko suñu mbokk Baye Fall ji defee ak ñeneen ak ñeneen nga xam ne dañuy setal dëkk bi taaral ko ba nga xam ne képp kuy gan di fi ñëw boo ñëwee da nga fekk dëkk bi mel noo xam ne dina mën a jàppandi si ñëpp moo xam loo fi mën di wut si ci loolu ñu gis ne nawet ren dafa duggoon si li ñuy wax hivernage nga xam ne dafa tombé ak daanaka ba ni ñuy waxee yéen rek daanaka sànq rek am na ay pepp ndox yu taw bi dëkk bi mu mel ni ñu ngi jëm ci màggal gi nga xam te ni mooy bis bi gën a rëy mi ngi dugg si hivernage mu am volet boo xam te ni mooy assainissement nga xam ne fépp foo xam ne dafay taa ndox ci biir dëkk bi war nañ ko assainir ak fépp foo xam ne yoon boo xam ne ay oto war nañ fa jaar ngir ñi fiy daje yépp ci màggal gi li ñu fiy wut ci mën a jàppandi si ñoom ñu fexe ba conditions yi nga xam ne ñoo gën a néew am fa pour ko ñu mën fa jaar te duñ ci am benn gàllankoor donc mu jëm si ñaari aspect yooyu muy assainissement ak defar wàllu yoon ci loolu la programme d'urgence bi wëree dëkk bi saytu ko xool donte mën nañu wax ne lim bu yaatoo yaatu la ci point yi nga xam ne foo ci laal rek ñu xam ne fii war nañ fa def dara te loolu ñi dëkk Touba ak ñi fi dëkkul ñëpp xamee nañ ko doon gisee ko noonu waaye ci diir bu gàtt boobu ñun nañ tàmbalee gum si ñaar point yoo xam ne leer na ne fii moom buñ ko doon classé ñoom ñooy nekk ci kaw li jëm ci wàllu assainissement ku ne xam na tóokóor bi li mu daan mel si taa ndox xëy na balaa may wax ci point yooyu ma leeral rek ne Touba ni mu bindoo mën nañ ko misaal rek ci loxo boo mel ni loxo banque mooy nekk point bi nga xam ne mooy le point le plus bas donte configuration dëkk bi yëpp lu plat la waaye noo gën a génnee muy gën a kawe loolu nag day indi jafe-jafewu assainissement nga xam ne ndox comme da nga ko war a génne dëkk bi dafa mel ni da nga koy benn da ngay jëlee fi gën a xóot jëmee ci fi gën a kaw xëy na loolu moo waral sax ñi fi jiitu te jéemoon fi ay pexe assainissement donte ñu jaajëfal leen te di leen sàkku tamit ñu continuer ni ñu daan taxawee ci comme ni ko Touba Ca Kanam di defee ak yeneen i kuréel ñu gën a fexe loolu lu mu jafe-jafe ñu xam ne ki ñu koy defal wala borom dëkk bi waajal na loolu yëpp te indi na ci ay solution yooyu sax xëj na mooy ñun ñuy toog ak képp koo xamante nii rek yaa ngi yëngu ci biir Touba Ca Kanam bokk ci pexe yi nga xam ne moom la ñu war a ut pour defar dëkk bi ci wàllu tamit màggaayu dëkk bi ci wàllu nit ñi mën nga ko méngale sax ak lu exception ba exceptionnel nga xam ne dëkk bi ni muy évoluer ci wàllu dëkkuwaay dafa mel ni dëkk yu bari ñu ngi gent lañ koy waxee seen i ñi fa dëkkoon di ñëw di tuxu si Touba mooy tax màggaayu dëkk bi gaaw lool tax na li mu laaj def ci bëri yu nga xam te ni lu ñu war a dabu la noonu la ko Touba Ca Kanam di defee ci wàllu santé ku ne gis na gab bi fi am ak li ci jot a réalisé kon ñaar yooyu bu dajee te mu indi jafe-jafe yooyu urgence yi mooy defar ay yoon ak assainir donc ci biir assainissement bi comme ni ma ko waxee tóokóor ba da kon bokkoon ci point bi nga xam ne tali bi fa jëm bu ñu xoolee dafay pant jëm ci jumaa ji ndox bi ñu war ko drainer mu war a ñëw ci réseau bi nga xam ne ONAS def na ko fi te mu loolu la ñuy tuddee réseau existant ginnaaw bu ñu ci waxtaanee ak waa ONAS ak yeneen i kuréel yi nga xam ne dañuy yëngu ci wàllu assainissement dëkk bi wala ñu jot fee defar ay ouvrage
ñu fekk fii yëf yemoon mooy réseau bi fi nekkoon fi mu yemoon ñu xool yi nga xamante ni comme tokkoor ba nan la ñuy jëlee ndox yooyu indi ko raccordé ko ci réseau boobu te mu laaj nag xam-xam saytu xool ndox ba na mu toll ci lan la war a jaar ba fu muy yegsi noonu lañ ko defee ci station Shell bi ku ne xam ne ci 28 bi booy ñëw foofu fu yàgg am jafe-jafe la sëriñ bi ci boppam joxe woon ndigal ne foofu bokk na ci point yi ko gën a ñor ba taxoon na lu mu critique jéem nañ fa def fa ay solution xam ne sëñ Ibrahima Diack dina ci ñëwaat joxe détails yi nga xam ne moom lañ fa def ci wàllu defar ay yoon tamit fu mel ni mbeddum 30 mètres sexaw ga bokk na ci ñaar fukki point yooyu comme ni ma ko waxee sànq nga xam ne moom la ñu tënkoon ne yii ñoo gën a yàkkamti fi xajee fii ak màggal gi nañ ko fi jéem a defar mbeddu kër sëñ ñaan Diop ak traversé yoon Dar Rahman ak mbeddu ñaari pëna am na yeneen i point yu mel ni Daaru Xuddoos Gédé Ndaamaatu fu bëri foo xam ne am na fa yu ñu war a defar waaye ku ne gis na tamit li ñu def ci action yi ma wax ak mbedd bi jëm Kër Baylaat ak yeneen nga xam te ni liste bi ñaar fukki point la yu ñu tànnoon ci noonu nag ku ne gis na taxawaay bi ci murit yi am dëkk bi ñor leen lool fu fi murit mën a nekk ci àdduna bi Touba ca kanam woote laaj ndimbal pour taxawu loolu dañoo wuy si ñii seen poos lañ ñuqi ñëw ñi nga xam ne ñoom xam-xam lañu am te di alalu sëriñ bi bàyyi seen lépp ñëw ñu dajale def benn comité bu nga xam ne ci urgence bi rek ñu taxawal comité de pilotage ngir saytu loolu nag dafa laajoon benn rapidité d'action boo xam ne bu fekkente ne yëf yi dafa laajoon étude bu ñu def avant di xaar moyens yi bii nag dañoo ne lii lu urgent la nañu dajale bu ñu dee liggéey guddeeg bëccëg yëpp ñu def ko ba lépp luy solution technique ñu indi ko waxtaan ci jubbanti ba lii weesu bu weesoo nag comme xam nañ ne lii dafa sës ne ni ñuy gën a demetee ci màggal di nga dugg ci nawet dootuñu xaarati ne mooy tax ma glisser rek directement ci perspective bi dootuñu xaarati ba màggal des ñaari weer wala ñetti weer ñu doog a entamer ay travaux dañu ne bu màggal gi passé rek noppalu sox duñ ko fi am di tàmbali nag surtout dëkk bi ci wàllu assainissement ak ci wàllu yoon son salaamaaleykum waa Touba ca kanam di jiital ci nuyoo bi sama sang sama kilifa bi sëñ Abdou Aziz Mbacke Madialis di nuyu it suñu
kilifa ci commission étude de contrôle di sëñ Abdou Fatou Lahab donc xanaa rek di indi ay leeral gàtt ci méthodologie bi nga xamante ni Touba Ca Kanam liggéeyee na ko ci travaux d'urgence yi donc dañ ciy jël benn exemple rek ci muy point bi nga xamante ni moo gënoon critique te ñu jotoon ci ndigal muy station Shell bi donc bi ndigal gi wàccee Touba Ca Kanam dafa teg benn commission muy le comité de pilotage de l'assainissement donc comité de pilotage boobu suñu borom def ay ingénieurs ay professeurs ak ay docteurs ci wàllu génie civil sekk ko muy une dizaine voire douzaine même donc bi ñu ko sekkee bi ñu tàmbalee liggéey bi comme le point de la station Shell dañoo jiital ci liggéey bi def l'étude des bassins versants de Touba bi ñu étudier bassin versant yi ci lañ gis ni point boobu dafa nekk point bu critique te li fay dajalewoo ci ndox dafa xaw a bëri donc bi hydrauliciens yi defee étude hydraulique bi ci lañ génnee des débits de solution donc ci début de solution yooyu dañu xool ni point boobu nekkul point yoo xamante ni dañ leen di traité avec des traitements d'urgence comme ni ko fànn bi maye ndax tout le temps dañuy bàyyiwaale xel ni liggéey bi ñuy def day war a doon liggéey boo xamante ni day doon liggéey bu jàmp ba pare mën a wëy ci jamono donc ci lañ jël point boobu def étude hydraulique bu am solo ba génnee bassin versant bi nga xamante ni moom mooy joxe ci point bi mu joxee ci point bi ñu jël on s'est retrouvé avec 1 kilomètre 300 de réseau boo xamante ni day débuté ca Touba Njaareem ñu jëlaale réseau bi nga xamante ni moo nekk foofu nga xamante ni foofu it ay points critiques la woon ñu jël réseau yooyu ñu am un réseau de PVC 600 yoo xamante ni mën nañu ne bokk na ci diamètre section PVC yi gën a ngand léegi ñu jógee tamit ak sous résidence jël récupérer waare les eaux yi nga xamante ni moo nekk ci biir résidence bi parce que foofu it dafa nekkoon point bas léegi ci lañu récupérer ndox yi nekk foofu yëpp indi ko ci angle Touba Njaareem bi boole waale réseau bi nga xamante ni waa Ageroute ci njiital responsable régional yi ñoom ñoo jëloon l'obligation de faire un radier submersible ndax point bi en tant que tel dafa demoon ba tali bi dafa yàqu nga xamante ni mënatuñ fa woon jaar léegi Ageroute dans l'urgence dafa defaraat radier bi defar un ouvrage de drainage boo xamante ni moom mooy ñëw vers une station de relevage boo xamante ni on a des profondeurs yu mën a yegg benn 6 à 7 mètres station de relevage boobu fa lañ ko jëlee yóbbu ko ci réseau existant bi te réseau existant bi mu ngi nekk ci rond point garage Dakar donc diggante station de relevage bi jëm ba ci rond point garage Dakar bi am nañ fa lu ëpp 850 mètres boo xamante ni dañuy jël ndox mi pomper ko ndax mënatul ñëw vers ci zone bi donc dañ koy pomper yóbbu ko ci réseau existant bi donc pompe ñu fa def am nañ fa ay pompes yoo xamante ni on a 2 pompes de 500 mètres cubes heure nga xamante ni avec un système de bypass au cas où benn pompe bi lâché beneen pompe bi mën na jël le relais donc ci station Shell bi donc on a voulu travailler ci benn réseau boo xamante ni day dugg dans le plan directeur de l'assainissement de Touba donc toute la zone ndox bu fa mënti ñëw ëllëg ci biir bu ñuy def l'extension du réseau bi ñu fa defar actuellement da koy mën a jël saytu ko da koy mën a jël yóbbu ko ba fañ ko soxlaa te duñ ci am benn jafe-jafe donc ëllëg ci biir plan directeur biy ñëw du wàññi dara wala du indiwaat beneen liggéey bu bees boo xamante ni dañ koy def ci zone boobu donc Touba Ca Kanam day liggéeyee noo xamante ni ci lépp lu ñu sumb day doon loo xamante ni mën nañ fa bañ a jaaraat donc noonu lañ liggéeyee ci station Shell yi donc bu ñu jëlee beneen point it muy comme sexew ba muy la voirie yi boo fi ñëwee dañ def des relevés topographiques donc def étude topographique bi li ci wax def profil en long yi pour voirie bi
léegi def étude hydraulique bi parce que tali buy jàll ci bërëb amaana day doon coupure bassin versant te liggéey yu ci bëri li waral problème yi di faral di am mooy que ni dañuy jàllale tali séparer 2 zones or ñaari zones yooyu ci njëlbeen hydrauliquement dañ lié woon dañ doon traverser naturellement léegi bu ñu jàllalee tali nag séparer leen day mooy faral ndox mi di des benn côté di indi inondation bi ci benn côté bi fekk ni réseau bu waroon jàll léegi pour bañ problème yi daan faral di am ñu koy am ci tali yu bees yi ñuy defar donc dañoo def étude hydraulique bi donc conserver le bassin versant ba la direction des eaux yi nga xamante ni moo daan jàll di romb zone yooyu ñu maintenir le même chemin des eaux donc ci sexew ga tali bi ñu fa def donc amoon ci cosaan am na ñeenti yoonu ndox yoo xamante ni wala ndox mi daan jaar donc donte defar nañ fa tali yoonu ndox yooyu dañ ko conserver donc hydraulicien bi ñu calculer donc ay ouvrage hydraulique def nañ ko fa nga xamante ni de part et d'autre réseau bi ni mu meloon ni hydrographie bi meloon dara du ci soppeeku nga xamante ni ëllëg ci biir duñ ne defar nañ tali bi ndox mi des benn côté te jàllul ca beneen côté ba wala ñii daawuñu tax tali bi ñëw tax ñuy tax donc bu ñuy liggéey ci Touba Ca Kanam dañuy jël tous ces paramètres bàyyi waare ko xel de telle sorte que ni ëllëg ci biir day doon liggéey goo xamante ni képp ku mënti ñëw dinañ ko mën a layool sa kanam donc loolooy ébauche de méthodologie yi nga xamante ni liggéey nañ ko dans l'urgence mais plan directeur bi dina gën a approfondi de telle sorte que ni lépp loo xamante ni di problème assainissement ak problème mu voirie ci Touba dinañ ci am ay solution wala ay début de solution incha allah donc xanaa di gàttal foofu wax bi di jaajëfal ñëpp di sant jërë ngeen jëf. très bien xanaa conclure rek ci volet assainissement bi te suma naatangoo yi ma bokkal commission bi dinaa leen ko di wax lu bari maanaam ànd bi ñu ànd ci liggéey bi ñun suñu man sama bopp lay waxal am gi ma leen am ñu ànd ak ñoom sama cant la te wéet nañu ma leen koy wax wéetaliku nañu ma leen koy wax ndax suñu bokkee ak bëgg te kenn ku nekk mën a jàpp fenn day gën a jàppandi li nga xam ne nag programme nañ ko bu soobee yàlla bu màggal gi rombe mooy programme boo xam ne dinañ mën a mobiliser au moins ñaari zones yoo xam ne dinañ fi nekk diir bi ñu fi war a nekk pour mën a relever lii dëkk bi yëpp buñ ko relever information yooyu dinañ mën a digitaliser xool état des lieux yi xool yoonu ndox yi xool tali yi xool kër yi nga xam ne lu ñu mën a di liggéey ci Touba cadre boobu d'information boobu dana may moo xam assainissement eaux usées yi waxaguñ ci mais c'est dina am lien ci nii wala nële tali yi noonu dëkkuwaay yi noonu kooku point d'information la boo xam ne ci lu ñuy doxal la incha allah bu ñu rombee màggal gi ak jàmm jërëjëf. kon xëy na rek balaa ñuy yëkkati jotaay bi dafa am sunuy naataango yi nga xam ne comme ni koy waxee sànq comité pilotage bi nga xam ne moom moo doon saytu liggéey bi ñoom lañ ko àndal te bi ñu dooree liggéey bi rek dañoo xool pôle de compétence yi mu laaj yëpp yàlla dogal pôle de compétence yëpp sëriñ bi def mu am ay taalibe yoo xam ne alalam lañ ñëw ànd ko nga xam ne ci wàllu topographie wàllu géotechnique wàllu hydraulique ak génie civil yëpp bu ci nekk mu am koo xamante ni moom la ñu jiital te comme ni nga ko xamee alalu
sëriñ bi dafa yaatu lool ni mu sakkane ci poste yi te ñu mën koo génne domaine de compétence yooyu boo ci tudd rek mbooloo mu takku ñoo xam ne loolu la ñu jàng loolu la ñu xam ñu ngi ci ginnaaw te di xaar bunt bu ñu liggéeyalee sëriñ bi kon xëj na ñu tudd ci ñenn rek ndax si Moustapha Bassirou daan na wax ne tudd nit koo xam ne yaa ko fa teewal da nga koy layal tuddoo ko ngir wax ngóoram waaye da nga koy seeral si kanam ay bokkam ci ñoonu sëñ Masek Fall bokk na si ñi nga xam ne ci wàllu hydraulique assainissement ñu am taxawaay lañ ci liggéey bi Serigne Ndiaga Seck ak sëñ Fallou Silla xam ne moom wàllu géotechnique bi moom moo ko yor ak ñi nekk ci ginnaawam ñëpp sëñ Ibrahima Diak miy toog ci wàllu hydraulique bi taxawaay bu yaatu la ci am sëñ Mouhamed Talla Cissé moom tamit di enseignant chercheur ci université bu Thiès am na taxawaay bu yaatu ci wàllu topographie tamit comme ni ko sëñ Aliou junjee léegi nga xam ne mbooloo mi dañoo ànd ñëw indi seen bopp ba pare indaale seen alal ndax comme junjoon na ko bu yàgg ne liggéey bi ku ne xam ne dafa laaj ressource moom déployé woon na ñaari drone yoo xam ne ku ne xam na ne ressource bu mënul ñàkk la ci liggéey bi wër dëkk bi yëpp survolé ko jël mesure topographique yi ñu soxla yëpp ba nga xam ne dañuy digitaliser dëkk bi pour lépp lu nga xamante ni soxla nañ ko ci plan directeur boobu mu mën a yem ci noonu la ko ñeneen defee ñu mel ni sëñ Balla Nguer indi seen i appareil ak seen équipe ñëw teg leen fi ak ñeneen rek ñu nga xam ne ñoom dañ leen cee tudd rek ndax kenn ku ci nekk yaa nekk ci boppu kuréel bi nga xam ne moom ngay pôle bi nga xam ne moom ngay jiite waaye am na ñeneen ñu nekk ci seen ginnaaw ñoo ngi jaajëfal ñooñu ñëpp tamit di woote tamit ñeneen ñi nga xam ne am nañ yéene liggéeyal sëriñ bi bunt bi tamit tijjeeku na bu ñu ñëwee ñu ànd ko doxal ci suñu yéene loolu lañ ci bëggoon a yokk rek kon ñu jox suñu Abdou Lahat jërëjëf Serigne Aliou Mbaye jërëjëf Serigne Daouda Wilane Serigne Ibrahima Diak ñi ngi sant bu baax ci taxawaay yi di ko seedelaat Touba ci kanam rek ci seen disponibilité ak seen taxawaay guddi bëccëg ci liggéey bi Cheikhul Khadim bi di wax comme ni ko sëñ Daouda waxee di woo képp koo xam ne rek ingénieur nga ak lu sa xel màcc nga bëgg cee liggéeyal sëñ bi Touba ci kanam boo ñëwee sëñ Daouda mi moom mooy coordonné loolu di xool pôle bi na xam ne pôle boobu ci loolu ngay yëngu ñu boole la ci ñu ànd liggéey sëriñ Touba kon di leen jaajëfal bu baax guddi na waaye teewul ngeen di yàq si nit yëpp ñëw teew lii kon sëriñ Touba rek moo leen ko mën loo ndax li may wax rek toujours na Touba ci kanam chance bi ko sëriñ bi may mooy dafa judd rek sëriñ bi jox ko ay utuwaay ndax ñii ñëpp toog fi kenn ku si nekk ak ñi ne sa ginnaaw kenn ku si nekk Touba ci kanam mënu laa fay pour nga ñëw liggéeyal ko ndax la nga ko fay la ko Touba ci kanam bi war ko fay bu ko fay ko woon du ko fay kon nag loolu ak cant rek la kon ñu dalal deuxième partie bi muy Serigne Abdou Aziz Madialis mu war a ñëw daal ci def waxtaan yu am solo ci sous commission expertise liggéey yu am solo ndax Serigne Abdou Aziz moom pour introduire rek moom xam naa ne moom li muy defal Touba ci kanam te feeñul moo ëpp foofu li muy def Touba ci kanam te feeñ ndax fu ne rek dafay indi ay xalaat yoo xam ne xalaat yu mucc ayib yoo xam ne tamit incha allah kon bu ñëwee mu leeral ci ñetti point muy site web Touba ci kanam bi ak tamit application Touba ci kanam nga xam ne application bi tey jii léegi rek fi mu toll nii mi ngi dox déjà mën nañ ko télécharger ci Apple Store ak tamit Touba Smart City kon ñu ngi nuyu ñëpp jërëjëf signal bi. jërëjëf. day gaaw toog
bismillahi rahmaan